asalaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di ziare bu baax a baax di leen gërëm di leen wax ne yéen a ngi fii ci Yafine TV la chaîne protectrice des valeurs tey nag ñoo ngi ci cité Sonatel précisément ci terrain basket bi tey ñu am benn organisation boo xam ne moo fi am ñu tuddee ko talent banlieue des entraîneurs yoo xam ne ñoo jóge ci banlieue bi ñëw organiser ko un mini tournoi boo xam ne dañ ci détecter des jeunes talents ci wàllum basket ci kaw loolu. ñu gis ne ñoom tamit ñoo ngi participer à leur manière à la lutte contre le Covid-19 ndax ren ñoom dañoo am benn itam sensibilisation sur la pandémie ci kaw loolu tamit bi ñu fi ñëwee ñu gis ne ñoom vraiment ñoo ngi sàmmante ak les mesures barrières maanaam teg nañ seen gel teg seen lave-mains am nañ seen thermoflash tamit te gis nañ fi tamit ne ñoom sol nañ ay masques donc ñu leen di wax ne rek dañuy dugg si biir xuus tuuti xool exactement événement bi nan lay demee manifestation bi ñan ak ñan ñoo fi nekk. ak lan lañ fiy def. mbokk internet yi abonné leen ci Yafine TV te bu leen fàtte bës cloche bi su ngeen bëggee jot suñu bépp vidéo boo xamante ni dugal nañ ko. ñoo ngi fii si terrain basket bu cité Sonatel bi. ñu fekk si nag ay basketteurs cette fois-ci ñu initié woon benn projet léegi sëñ bi nuyu nañ la bu baax di lay ziare di la laaj rek concept bi nu mu tudd ak lan ngeen si tudd. waaw sëñ bi ñu ngi lay fay di rafetlu initiative bi ngeen xamante ni def ngeen ko ci tournoi bi tudd talent banlieue ñuy remercier tamit Yafine TV parce que lii yombul yéen a ngi ñëw fekk ay jeunes yuy liggéey kii wu ñu leen dara ngeen ñëw fekk ñu ci terrain bi di ñu soutenir ci di soril li ñu bëgg a def kon loolu vraiment ñu ngi remercier site bi encore une fois di leen sant di leen gërëm waaw talent banlieue tamit benn initiative la boo xamante ni man maa coordonné gars yi. dëkk ci banlieue bi ne pourquoi ñun ñi nekk ci banlieue bi yor ay équipe chaque dimanche duñ def ay compétition yoo xamante ni dañ ci am ay talent yoo xamante ni ëllëg dinañ produire sans banlieue bi waaw loolu mooy but bi. finalité bi lan lay doon après. waaw finalité bi mën na dem ba nekk ONG banlieue bi yëpp gis seen bopp mooy déjà pareeguñu am ñu ngi dem te ñu ngi egg Tëngéej ci banlieue bi la ñu ngi dégg CBC ci banlieue bi la. Castor dafa am équipe yoo xamante ni yëpp talent banlieue mi ngi wër en tant que eggagul ci banlieue bi dajal ko tur bi ñu soxla dootuñu ko mën a amati quoi looloo waral tey ñu ñëw fii ci Malika bi nga xamante ni ñëw nañ fi deuxième édition parce que bu ñu ko defee ba pare dañuy def édition bu ngand di ci remercier tamit benn basketteur bu tudd Bamba Sey Safagi parce que bi ñu koy def stade dafa indi ay matériel sportif indi ay cahier ay bic boo yi gën a jàng te seen loxo jotewul seen ginnaaw ñu jël leen jox leen ko pour mu jàppale leen seen année scolaire loolu daal moom mooy but bi parce que ay temps bu ñu la nee banlieue bi dañ naan Malika laa dëkkee Guédiawaye laa dëkkee Yëmbal la dëkkee Thiaroye xam nga dégg léegi esprit bu ñu booloo nekk benn et dinañ xam ne tey jii banlieue bi amul banlieue boo liee la léegi boo gisee parce que tey jii boo gisee fii nii di nga xam ne vraiment tey banlieue bi ku fi góorgóorlu tuuti di fi génne talent yoo xamante ne après ñoom ñoo def giving back di dimbaliwaat banlieue bi mu nekk développement banlieue. initiative bi rafet na trop. waaye ko suñu ren dañoo gis ne da ngeen am benn thème. waaw muy sensibilisation. waaw sur la pandémie. waaw merci. waaw loolu lu am solo la tamit ñu ci kontaan parce que tey loolu waral na tournoi bi parce que dañoo posoon léegi bi ñu posé ñu jóg ñu ne ñun ñii di entraîneurs yi ak encadreurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci milieu sport bi am na rôle bu ñu ci am mooy booy respecter mesures barrières yi gis nga booy ñoom ñëpp ñu ngi takk seen masque am lavage mais gis nga boo gisee am na thermoflash jël nañ booy seen thermoflash xool nan la ñuy organiser woo ci banlieue bi pour rien que booy bi bu jógee sport bu duggee ci kër ga dafa duggale ak feebar bu jógee sport bu demee école ba dafa duggaale ak feebar bi tey jii ñun loolu lañ mën a kii war suñu gox dégg nga tey jii ci loolu noonu la ñu war a mën a demee ak suñu gox vraiment. macha allah waaw xam nga tey jii autorité banlieue yi dañu tàmm sooy def benn affaire du ñu ñëw dañuy xool ba mu axoo bari ñu ñëw duggee ko niveau politique ñu ne loolu taxu ñu jóg ñun feebar bu jóg fi moo ñu tax a jóg feebar bi dañ ne li koy moytu mooy mu respecter mesures barrières yi mu am ay distance sport dinañ teg ci wërgu yaram boo paree nga raxasu pour mag ñi nga xamante ne suñuy maam lañ ak suñuy papa nekk ca kër ga xale bu ndaw bi chaque jour ñu ngi koy contrôler ba bu demee du fa yóbbaale feebar bi moo tax sport ku ne xam ne dina am lu bari lu muy dindi boo gisee booy ñëw début bi am na ay thermoflash xam naa après di ngeen ko gis jël nañ yenn booy yeeg yëpp xam nga kii nii yëpp lépp loo xamante ni daal dina dimbali nit ñi ci feebar bi ci lañ jóg moo tax ma ne entraîneurs yi nañ jóg ñu def benn tournoi boo xamante ne day sensibiliser booy yi ci feebar bi nga xamante ne vraiment bëgg nañ mu jóg fi
waaw. ok merci ñuy rafetlu tamit vraiment Yafine TV parce que lii rafet na te initiative bu extraordinaire la. waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. waaw Talent Banlieue benn mouvement la bu jóg pour basket banlieue pour détection de talent mais ci contexte bi ñu nekk moo tax équipe yi tey nga gis ne bariwuñu ndax Covid 19 bi comme que dañuy tele rassemblement yu bari regroupement yu bari moo tax ñu déroulé ko nii tey 4 équipes rek a fi nekk donc pour sensibiliser la xam ne xale yi sport bi ñuy def da leen di dimbali buñ ko booleeg jàng bi. ndax jàng sport rek la àndal te basket sport la boo xamante ne même pays yi gën a développé ci monde bi dañ koy boole ak études donc moo tax ñu sensibiliser xale yi ci période bii ñu nekk ñuy takk masque yi di raxas seeni loxo di respecter distanciation sociale bi loolu mooy contexte Talent Banlieue ci période bii ñu nekk. tey nga ñëw fi Malika. ambiance bi nu mel. waaw parce que Malika c'est la deuxième fois ñu fiy ñëw donc booy xool. première fois bi ñu fi ñëw ëppoon na lii booy xool tolloon nañ ci 700 800 personnes ndax regroupé woon na équipe yi concerné Talent Banlieue yëpp mais tey booy xool ambiance bi dafa xaw a limité wu ndax bëgguñ fi rassembler nit ñu bari tey booy xool diisoo moo fi nekk 16 basket Thiaroye ak Malika donc coach Omar dalal ñu fi comme ni ñu koy defee chaque dimanche regroupé wu jéem a dem ci benn terrain boole fa xale yi. di leen sensibiliser et tout pour mën leen dimbali. objectif bi mooy jàngal xale yi basket parce que tey tekki ci basket yàlla moo ko yor mais encadrement bi ñu leen di defal ci basket dina leen dimbali pour ñu mën a réussir seen dund ndax sport baax na jàng baax na te jàng mooy priorité avant le sport donc dañ leen di éduquer waale tey booy xool culture bi découverte la échange la. loolu la ñuy sensibiliser xale pour xamal leen ne dañ leen war a encadrer dañu war a yaru dañu war a jàng dañu war a respecter seen parents respecter seen i études respecter seen i encadreur respecter ñëpp. waaw coach Omar ñoo lay nuyu bu baax di la jaar. yéen a dalal tey bi ñu wax léegi détection des jeunes talents de la Banlieue concernant le basket. ban impression nga am tey. waaw en fait maa ngi leen di nuyu di leen jaar bu baax di rafetlu vraiment seen déplacement bi. di nuyu coach yi nga xamante ne ñoo fi déplacé wu ci concept Talent Banlieue bi bu ñu nee Talent Banlieue rek détection des jeunes talents la au niveau de la banlieue déjà mais particularité bi ren mooy sensibilisation sur la pandémie vu que ni instant yi mbas bi moo ngi fi te ñu muy gën a touché mooy xale yi nga xamante ne ñooy déplacé wu di dem fu ne donc léegi nag ñu jël initiative bi ne sensibiliser booy par rapport ak pandémie bi loo tax sama. ñeneen naataangoo coach yi ñoo fi ku si mel ni coach Laye Ndiaye coach Aliou Diso ñoo fi par rapport ak sensibilisation bi si pandémie bi. waaw en fait ñun instant ñi tàmm ñu di dem si yenn autorités yi sax di leen solliciter vu que ñun dañoo tàmm ni di def avec nos maigres moyens ba kuñ si fekk suñuy quoi. donc cette fois-ci ñun concept boobu la ñuy dem kuñ si fekk si nag ñu jël kuñ si fekk si wul nag amuñu denn loo xamante ne dañuy reprocher quoi mais l'essentiel ñun ak moyen bu ñu am rek dañ ko jëm a fexe ba def ko xale yi tamit moyen lu ñu am lu ñu fexe ba def loolu noonu quoi par rapport ak sensibilisation bi quoi. waaw ñun catégorie yu bëri nañ parce que tey jii débutant la ba dem ba cadet dem ba junior donc mun naa ne match yi day dem ba ngoon. donc ñëpp la ñuy joué loo en même temps tamit dañuy xoolaale talent yu fi nekk ci banlieue bi mun lañ leen recenser préparer leen ci yenn compétition au niveau national quoi. ok jaajëf di leen jaajëfal bu baax merci beaucoup. Talent Banlieue nekk na initiative bu rafet boo xamante ne day dajale ay jeunes yu nekk ci banlieue bi pour que ñu may leen benn opportunité donc initiative bu rafet la boo xamante ne dina permettre jeunes yi. ñu wane seen comment dirais-je seen i talent donc dina permettre jeunes yi ñu maye seen talent ñu wane seen talent donc dañuy rafetlu initiative bu rafet la. bon par exemple pandémie bi ça fait 1 an et plus moo ngi fi et que autorités yi jëloon nañ seen i mesures pour arrêter toutes les activités sportives
donc je pense que dès à présent mën nañoo continuer à ce que ñu continuer suñu activité sportive tout en respectant les règles waaw donc ak talent banlieue bi nii wane na ay comment dirais-je ay exemple yu concret parce que talent banlieue ñoo ngi koy organiser si ay anam yu am maanaa ñoo ngi jël suñuy précaution képp kuy ñëw day tax maskam jeune buy ñëw day tax maskam donc ñoo ngi respecter distance yi tamit donc je pense que autorités yi mën nañ ñoo permettre ñu continuer suñuy activité comme il le faut. Bon ñun wax dëgg yàlla ay xale lañ man maay président bi mais amuñu yenn opportunité yi ñun ñooy kërti di boole suñu mën-mën ak suñu xalaat pour jàppale xale yi mais amuñu appui benn autorité et je pense que banlieue bi fii bëri na ay talent yoo xamante ne suñu appuyer dans certains côtés rek dinañ persévérer jàppale xale yi. mbokk internet yi abonné leen ci Yafine TV te bu leen fàtte bës cloche bi su ngeen bëggee jot suñu bépp vidéo boo xamante ni dugal nañ. mbokk internet yi fii la ñu ñëw ak yéen lii lañ leen jëlalee fii ci Malika ci terrain basket bi fii nga xam ne concept talent banlieue fii lañ ko organisé woon waa Malika nag ñoo doon recevoir seen 2e édition équipe bi jóge fu ne catégorie itam bëri woon nañ donc ñu leen jox dig daje ba beneen yoon waaye nag ñu leen di wax ne mun ngeen abonné si suñu chaîne Yafine TV si YouTube bi su ngeen paree ngeen bës cloche bi tout ce qui est notification da ngeen ko mën a jot Yafine TV la chaîne protectrice des valeurs pour Malika pour le développement de la localité jaajëf Koubel Boy